salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi nga xam ne dañuy na tàmb seetaan Sen TV la télévision leader waxtu yi 22h bu jotee dañuy àndandoo ak yéen ci grand plateau tey jii nag dimanche la spécial gis-gis lay doon chaque jour di ngeen am actualité bi ak lépp li nga xamante ne xew na ni ñu koy ubbee comme d'habitude point corona lay doon waaye laata loolu tey Safia lañ ci àndal Esatine Safi nuyu naa la. fay naa la Umpaañ yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax ça va alhamdulilah naka ndogu bi. sant yàlla ça va xam nga ñun mooy loolu ça va alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax merci beaucoup à Alima Ndione merci à tous ces téléspectateurs yi nga xam ne duñu xaar di chaque jour 22h ñu jàpp télé bi gën ci télé yi muy Sen TV daal di xaar plateau bi di grand plateau ñu leen koy proposé si mois de Ramadan bi à partir de 22h gis-gis ñëw na maa ngi ak Père May Ngone Fall ak suñu team salaamaaleykum papa nuyu naa la bu baax. jërëjëf Sofia Diatta maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di ñaan jàmm ci kër gi di ko ñaanal Alima Ndione sama doom di ñaanal ñi nekk ci plateau bi yëpp ñoom Tantan Ndiang ñu ngi fii Mama Aïcha ñu nekk ak Yasser Arafat kii ak xale yi les caméramans ñoom Ndoye ak ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax sama jarbaat Mohamed Diop maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi yëpp di wax barke Cheikh Mamadou Abib Mbacké ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacké le lion de Darou Rahman di nuyu waa Darou Rahman yëpp ci barke Sëñ Touba Cheikh Ahmadoul Khadim. Aïcha papa dañuy nuyu suñu ay invité rapidement. ñu mel ne tamit ñu nuyu Volupté bonsoir. ça va madame Ba. Aïcha jël sa micro xam naa ndogom bi moo neex rek mu fàtte moom mi ngi noonu rek waaw Aïcha. maa ngi nuyu ñu ci plateau bi yëpp kontaan tey ci retrouver leen comme li may wax rek sama chaîne préférée Sen TV di profiter di nuyu ñoom père ñi ci plateau bi. di nuyu sama ay goro tey spécialement sama benn goro bu dëkk Saint-Louis Abou Sarr maam Abou moom laay nuyu ak sama belle sœur moom mi ngi fanay Ndey Saw ñoom ñaar rek laay nuyu tey. nuyu nañ leen bu baax. Tange waaw Safia di la nuyu di nuyu tous les téléspectateurs de la Sen TV. ok lépp fu ñu nekk ci àdduna bi di profité aussi ci weer bu sell bi ñu dugg muy weeru koor gi di ci profité di baalu ak képp koo xamante ni yaa ngi ci umma islamique bi di déwénatu ñëpp di baalu ñëpp di ñaan yàlla nangul ñu suñu koor taf ñu suñu leeru barke si suñu wasila kooku di Serigne Saliou Mbacké di feddali sama kóllëre si sëñ Cheikh Saliou Mbacké di naan yàlla na fi yàgg te wér. allahumma amiin. Yasser. mooy Safia. noo de. papa ne la yaa Yasser Arafat. alhamdulilah. mais est-ce que xam nga ne Yasser Arafat dafa bañ ba dem. wallaay. tu es averti. ayca bonsoir ça va bien. bonsoir alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. oui ñi ngi santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di am mbégte ñëwaat fii teew. di ñaanal jàmm ak salaam ñi ñuy seetaan fii ci Sénégal ak bitim réew. n'est-ce pas di ñaan yàlla rek ni ñu duggee commencé ko ci koor gi jeexalee ko ci alhamdulilah rabbil alamin. jërëjëf Aïcha Biti bonsoir. amoo micro maa ngi ñëwaat ci yow léegi madame Diagne ça va. ça va bien alhamdulilah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah. Safia ñu ngi lay fay nuyu di nuyu waa plateau bi yëpp di nuyu waa Sen TV personnel bi yëpp macha allah li ko dalee ci kaw ba ci suuf di nuyu téléspectateur gis-gis macha allah di nuyu àdduna daal. pour tënk ñu ngi nuyu ñëpp daal di leen ñaanal jàmm ci weeru koor gi comme dugg nañ ci bismillah ñu génn ci alhamdulilah rabbil alamin di ziar ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah. dina xumb dina dagan. dafa mel ni dina xumb ba pare dina dagan. incha allah. Aïcha ma bàyyi la ak sama yaay. voilà maman Aïcha ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau grand plateau spécial gis-gis Sénégal yëpp. jërëjëf Alima maa ngi lay fay. bu nu sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi di sant sangu-sangu yi Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ziar waa kër Serigne Touba gépp ak waa kër Maam Cheikh Rafal di ziar sama wasila Cheikh Roqay Fall borom digal Fall di kontaan nag ci plateau bi ma toog wax fa dëgg yàlla ku nekk xam na ne Sen TV mooy sama télévision wax fa dëgg yàlla fi laa njëkk a tële te chaque jour ñu woo ma ñëw def émission di nuyu nag borom kër gi muy Bougane Gueye Dany mu baax mi mu sëñ Mbàkke soxna Lo maa ngi leen di nuyu yéen ñi fi toog ñëpp ma bokk ak yéen plateau bi di nuyu sama fan si taxaw tey di ma seetaan ku mel ni Rama Camara Anta Dia Koddu Baabu maa ngi leen di nuyu maître Djibi Waar
ndax dafa def action bu rafet bërki démb ci famille Pouy boobu taxaw defar lu rafet ndax expert administrateur judiciaire la dëkk ci koñ bi taxaw gis ñu di leen néewal doole mu taxaw muy sama xarit di sama càmmiñ di sama lépp démb la du tey mooy sa avocat mooy sama lépp Jibi Waar maag moom petit ba grand moom dafay soxla avocat parce que maag moom yam day tooj mënut a ñàkk di sant nag waa Mauritanie yi nga xam ne dañ may seetaan ku mel ni Dieynaba hôtesse de l'air Dieynaba Sy Sitra ak magam Suado Ndiaye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ayca ma delloo la kàddu gi parce que gis naa ci publicité bi nga may ci sànq ci pause bi nga may solol non yëpp dafa sedd ayca dafa sedd gis nga père li mu wax nee na góor jigéen mën naa soppi góor gu siis loolu je suis entièrement d'accord avec père jigéen mën naa soppi góor gu bon loolu je suis entièrement d'accord avec moom mais dafa am yenn góor yoo xam ne jaani sàkket lañu kenn mënu leen a soppi dañuy maman Aïcha xam naa sa yaram dafa tànk ni bëgg naa tontu père mais sa chaîne bi defal nii rek comme ça mu bañ a xoos micro bi téléspectateur yi gën la dégg ba tey damaa bëgg a takku dañ laa namoon ñëwal waaw may tooñ de tooñu ma la li may wax damaa bëgg nga bàyyi waxuma ak yow góor yi tey yi ngay solal tubay góor yi démb yi boo leen solalee tubay je suis entièrement d'accord mais xale góoru tey yi su fekkee doon laa yebal man xam naa doon laa yebal yéen ñëpp gis ngeen maa ngi toog jàpp sama jàppur bi ma ñëwee waxuma interrompre ma kenn mu jógee so ñoo bokk koñ asalem man ak yow fii ñoo dëkkoon asalem angle mus fii dama ne nan dem angle mus la ma tax mu dima jëm ak yow da ngaa sonn cib sëy xam nga ne dajoo dara yow dajoo dara yow waaw yow bul ma xas ay jëlee ma wax ak yow man maa dul wax ak yow dama ne da ngay teg bam jàkkaarloog jigéen man yaa ma provoqué wax leen ci jotewu ma ak moom dara bul ma xas yow nanu ngemb fi mu ne negal ba nga daal sama doo ci jëlee bu neex barka borom Tuubaa man kenn du ma ngemb borom dëgg ragalu ma de doon ko ngemb xam ne doon ko ngemb kenn ngemb ba gis-gis la nu nekk su nekkee gis ma xasaan ma yow yaa may xam bu nekkee gis-gis waroo tax nga dama affronté yow xam nga yow sonnuloo ci sëy yow yow sonnuloo dama ne samay doom a ngeen ma ni zéro faute yaa ma xamulul dara bul ma xas de la ma tax nga ngay jóg naan ku mel ne feer nangam nangam bul ma xas de dama ne feer li nga wax démb laa wax ni nga may dégg bu ma sosal dama ne sosalu ma la nii nga mel nag nga war a bàyyi parce que adduna lay ngañ adduna nuy seetaan adduna ñëw nanu seetaan man lan la dama ne suis pas de faculté jërëjëf yow baax na yow ñu dem ñëwaat nekk ci benn kër ma ñëw nekk seen doom bàyyi naa mais Safia dégg naa sax mbëggeel bu làqu tam day def ay parfois ay mbëggeel bu làqu parfois amour da ngay gis nit ñoo xam dañuy xëy di xuloo ba ngoon rek dañoo nobante te xam ne amour caché amour caché dafay def amour caché lay wax man de Cheikh Ibra rek ka ma ñor man de Cheikh Ibra ak sëñ Touba ak sëñ Modou Habib ñoo ma ñor am naa ay mbokk de ba tey weddi woo leen waaw am naa ay mbokk dañoo bëggante waaw yenn saa yi nee na mbëggeel dafay def l'amour est proche de la haine waaw da ngay nit ki di xuloo moom di ko cokkaas man je suis pas comme ça duma dawalewu ma noonu doxewu ma noonu ñi ma xam ñëpp xam nañ ne man yaay Fall laa. waxuñu loolu Safia kii dafa naa nopp doom sa musiba boni tati la kii di say di rey boppam kii kum sayel ku ne mën nga koo soode sax wala nga def ko loo xam ne nii di yàlla na ma ko yàlla jéggal wax leen ci ndax mag mu réew la wax leen ci mi ngi may tooñ de barki démb fii nga toog mi ngi may tooñ loo xam ne àdduna même di ko dégg samay doom di rey boppam loolu moo la naqari loolu moo la naqari loolu moo la naqari doon laa ngemb man xam naa doon laa ngemb doon ko ngemb looloo ko naqari da ngaa buuf avant ngay ñëw mais comme ne woon nga jël nga de la hauteur yow négal rek négal waaw dan maa ngemb la waaw doon laa ngemb waaw mais jël hauteur rek jël hauteur ñi la ngemb laa soxla ñi la ngemb ñoom laa yow suñu jógee ci plateau bi suñu taxawee ci ñu bàyyi leen ak Dame Mbodj mooy li nga doon wax tout à l'heure justement par rapport ak année blanche bu ñuy sauver Fatou Abdou ñu bàyyi la ak Dame Mbodj. Voilà donc Dame dañu la dégg sànq bi nga xam ne def nga waxtaan bi xaw na yaatu sax am na ci yoo xam ne jël nga ko en compte mais il faut ñu approfondir yenn yi puisque bëggu leen année blanche mais également proposition bu ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram mel na ne bu ñu la déggee arrangé wu leen lan ngeen di proposer concrètement. waaw d'abord soxna
Fatou Abdou damay wax ni ñun néewuñ bugguñu année blanche parce que xam nga ñun lu ñu gëm mooy que ni année blanche bu dalee sa kaw da nga koy nangu xam nga lu gën a ban mooy nit koo xam ni day nax bopp parce que année pour mu baax du rek nee nañ baax na année pour mu baax ñun ñi nga xam ci jàng la ñuy yëngatu mooy suñu métier mooy li waxtu yi ndongo bi waroon a jàng ak xam-xam bi ñu waroon a def ci moom def nañ ko ci wala defuñu ko ci parce que jàng ay escalier la bu ñu nee par exemple élémentaire dañ naan juróom-benn marche la marche bu ci nekk xale bi da nga koy teete am loo ko dox boo demee ca ñaareelu marche ba nga am loo ko dolli di dem ca ñetteel ba ca juróom-benneel ba nga natt ko soo ko nattee mu baax nga jébbal ko ñeneen ñoo xam ñooy koy dolli xam-xam foofaat ñu jox ko ñeenti marche bu paree ñu jébbal ko ña ca des ba gannaaw bañ ko nattee ni ko léegi mën ngaa dem ca ñetteelu pàcc ba léegi nag ñooña tàggat ko ba mu am baccalauréat mu doog ko jébbal enseignement supérieur loolu mooy jàng léegi nag jàng moomu marche bu ci nekk la ca war a dugg ci xam-xam bu ca duggul moom président de la République comme ni mu ko waxee loi bi moom la jox validation année mu ne moom même bu ko jàngul tëbal leen ko parce que tëbal lay doon tëbal leen ko mu tëb marche boobu parce que man parewuma pour ci sama nguur ñu may tuddal année blanche parce que année blanche am na fi Sénégal en 88 te situation 88 bi je défie tous ceux qui ont vécu l'année blanche en 88 man bokk naa ci mais situation booba ak bii moo gën a graaw foofu moo gën a graaw foofu 88 Abdou Diouf jël son courage à 2 mai décrété l'année blanche bi ñu ñëwee 94 man mi bokk naa ci kàngam yoo xam ñoo doon jiite grève bi à l'université Gaston Berger fii ci Dakar ñeen di ko jiite bi mu ñaangee ba ñaang président Abdou Diouf boobu nag daf ñu mere parce que daf ñu jox une formation li ngay wax ni contexte yi du benn. non c'est important oui c'est très différent aussi. mais dama wax sax d'accord mais dama la bam ñu meree décidé wu année blanche dafa décidé année invalide parce que année invalide bokkul ak année blanche kenn du comptabiliser année bi nga am dañ lay ñëw rek delluwaat ca classe bi nga nekkoon mais bu dee année invalide dañ lay considérer comme un redoublant moo tax man mii di wax ak yow am naa samay xarit yoo xam ca université Gaston Berger bu Saint-Louis tey sax am na ci koo xam ne maire la dafa cartouché woon foofa parce que tout simplement dafa redoubler première année ñu ñëw année invalide bi fekk ko en troisième année mu cartouché parce que dañ koy considérer comme ku redoubler waat même bu deful examen waaw léegi kon ñun bu ñu ñëwee ñoom ñu ni nee naa la ñu dañoo déparé ci li président de la république ministre bii wax damay fàttali ne ministre Mamadou Talla aussi il faut mu respecter jàngalekat yi li muy wax ñun bu ñu koy toog dañuy taf suñuy nopp parce que bu ne simen bi système d'information bu ministère de l'éducation nationale ñu ngi ciy formé ay jàngalekat yu bëri nañu wax ban pourcentage jàngalekat yi ci réseaux sociaux yi ñu ngi may suivre parce que ñoom ñëpp tey bi ngeen ma invité ñu ngi déglu ñu ngi ci plateforme yi ñoom ñoo gën a xam ni formé wul sax 0,01% des enseignants du Sénégal les 97 000 fan la leen formé kañ la leen formé ak ku leen formé Mamadou Talla il faut mu servir aux Sénégalais discours bi nga xam ci dëgg la laloo donc jàngalekat yaa ngi may seetaan te mën nañu atte bu ñu paree émission bi donc benn ci loolu ñaareel moom Mamadou Talla moo la gën a xam ni dispositif bii mu teg leneen moo ko defloo mais du pour defar njàng mi moo la gën a xam ni xale yi mënuñu jàng ci ay photocopie parce que xale ba toog ca kiir joom ñu ne ko sa yaay mën nga xëy dem marché yow yónnee nañ la paquet bii ay photocopie cours yoo waroon a def la ku koy jàngal. mais bu dee du pour defar jàng bi kon lan moo ko tax a jóg. loolu dama fekkee leneen li lan la. xam nga ñun nag comme nañ koy waxee crise bi ce n'est pas seulement une crise sanitaire crise bi dafa bëri ay implications dafa am ay aspects politiques am ay aspects économiques am ay aspects sanitaires et autres mais man li ma gëm. mooy décision bii ñu jël ñoom Sénégal pour ne dañuy valider seen année wut pexe boo xam ne leer na leen du pexe ba ñun ñu leen di proposer ñun leen delloo leen élèves CM2 yi en attendant ba ñu paree ñu sobee ñu ci des loolu c'est parce que la décision ne vient pas d'abord am na ko wax sànq c'est important gis nga njàng mi Sénégal yorul lépp à 100% dama may décision yoo xam mënu ko jël seul. ah oui Mamadou Talla le sait le président Macky Sall le sait. waaw li may wax ni lu rëy la mais c'est la vérité. d'abord damay déparé fii Sénégal. yi nga Sénégal kenn ñemewu fee ŋang moom li ma wax ne année blanche c'est écarté ba nga koy wax sax ñun xam nañ ne tax moo ko ñemewu la ŋang ne ne ba ñemu fa àgg parce que fii ci Sénégal. ku ci loxoom dugg y a un lobby. ku ci loxoom dugg. boo xam ne dañoo yore seeni école privée arrimée sur le programme français. am doole naam tuuti lañ ñoom parce que privé bi suñ leen jëlee
le privé bi nga xam ne ñoom ñoo am doole dëgg bariwuñ lool parce que ci grande ville yi rek lañ am presque yaa may dégg donc ñooñu bokk moo tax Pape Abdou foofu laa d'accord ak yow nga ne Abdou Diouf ak président Macky Sall bokkuñu contexte d'accord naa ak yow parce que 1988 lu tax Abdou Diouf mu yomboon ci moom mu décréter année blanche mais c'est parce que en 1988 l'école privée n'était pas aussi développée booba Pape Abdou kuy dem privé da ngay laqatu daan ne man maa ngi jàng ci privé booba ku sa papa di fayal ngay dem jàngi privé da ngay rus. kersa la woon booba ku nekk da ngay fexee raw pour dellu pour jàng ci public même ñu nekkoon privé booba dafa am ay entrée en cinquième pour que boo defee benn at ci école privée bi ni sa papam maa ngi lay wax papa dinaa ñafe pour dellu public boobu public bi moo amoon doole léegi nag loolu lan rey parce que loolu état moo ko bëggee noonu état moo nekk dans une volonté de privatisation progressive de l'école publique c'est-à-dire état li mu bëgg ci gàttal mooy fermer les yeux sur la floraison des écoles privées pour que mu réduire la masse salariale recruter peu d'enseignants ba noppi construire moins d'écoles loolu c'est un projet de la Banque mondiale et du FMI qui demande aux États africains de réduire la masse salariale parce que masse salariale bi jàngalekat yi ñoom ñoo koy lekk ñoom nañ koy waxee parce que ñoom ñoo bëri ci masse salariale fonction publique bi donc loolu projet la moo tax UVS bi mu cité nii Mamadou Talla lapsus la parce que démb danga ko benn jàngalekat leer na ci li mu wax ma ne ko li ñu testé à l'université avec l'UVS nga xam ne ñëpp d'accord nañ ne day yàq njàngum supérieur bi parce que système bañ fa teg Sénégal àggagu fa te étudiants yi cëpp ya fa nekk sax ñu ngi koy dénoncer léegi loolu lañ bëgg a lawal moo tax nee na yemul ci ren dégg nga li mu wax moo ko waxal ci seen reportage Mansour mu ni moom Mamadou Talla nee na mbir mi yemul ci ren kon nag jàngalkat la mu leen doon wax ñëw na tey mooy moom li bëgg mooy dans quelques années bon à partir de cette année mu sukkandiku ci pour lawal li mu proposé nii muy enseignement à distance pour mën a réduire le nombre d'enseignants pour Macky Sall dootul recruter loolu mooy objectif. yow da nga ni sax marché yaa ma neex yu ay milliards am na ci parce que nee nga photocopier télé yeeg yooyu yëpp loolu mooy deuxième phase moo bëggoon a dolli beneen njublang am na ci. donc c'est important li may wax nii mooy dama am un lobby bu nekk au Sénégal boo xam ni ñoom kenn ñëwu fee wax année blanche parce que ñoom privé boobu danoo jàng te dañoo am doole même fekkee du ci nombre dañoo am doole te kenn ñëmoo leen te seen doole du Sénégal c'est des ramifications avec le gouvernement français avec la France si bien que buñ Macky Sall bëggoon a décréter année blanche ñoom duñu wax ak moom dañuy wax ak ki nga xam ni mooy kilifa. mais lobby yooyu mooy kilifa président de la République. Macky Sall mooy suñu kilifa dafa am kilifa moom ma la wax dama ne la man li may wax dama koy. assumer dama ne Macky Sall dafa am kilifa. dafa am kilifa. moom suñu kan mooy kilifa. toutes les décisions majeures Sénégal bu koy jël dafa am kilifa. kan la. kilifa gi mooy day laaj au niveau de la France lan la moo arrangé France ak lan mooy yoon wi nga moom la mën a jaar pour jël ay décisions moo tax may ma ñëw. ci njàng mi laa lay jox exemple. France dani ministre éducation bii ngeen interrogé tey ñetti fan avant président Macky Sall di tëj école yi dañ ko laaj na ko monsieur le ministre est-ce que école yi dañ koy tëj mu ne la fermeture des établissements du Sénégal n'est pas encore à l'ordre du jour. bi ma waxee loolu déglu li ma la wax de Hadj Mansour ñetti fan lañ ca teg ministre de l'éducation bu France def conférence de presse wax ne France décidé na ni année blanche mënul nekk et que léegi moom dafa décider valider année bi en passant par les contrôles continus maanaam élèves yi notes yi am pour le moment lay basé wu France actuellement supprimé na BFM ci ren BFM du fa am bac du fa am parce que nee na loolu la décidé léegi élèves yi notes yi am. mais daal Sénégal mënu nekk exception aussi ah. parce que gisuñu exception la dama lay wax rek. année blanche yeneen dëkk yi def ko à cause du Covid-19. c'est important pour ma ñëw ci loolu. bi mu demee loolu daf ko def jeudi. vendredi samedi président Macky Sall jël décision daan ne moom it décidé na ni année bi du blanche. dañu ko dicté que moom kee yokk na 3 semaines parce que ñoom ca la ñu waxee ne dañuy prolonger dañuy tëj école yi pour 3 semaines. président Macky Sall aussi comme que tëj na te ñoom ñoo ni woon la fermeture n'est pas à l'ordre du jour 3 jours après France tëj ay école am 3 semaines déglu rek man dama ne même bu ñu ko doon def sax mënoon nañu ko rafetal man su ma doon ñoom bu France tëjee ñetti semaines man damay tëj ñaar wala ma tëj ñeent waaye du ma tolloog ñoom mais France tëj ñetti semaines ñoom ñu tëj ñetti semaines. France dolli may ma rek France dolli weer le mois d'avril ñoom ñu génn dolli weer donc dama la ko wax ne dañoo bëgg ñuy ànd. donc loolu la c'est important. alors bu ñu gisee ne la crise elle est mondiale
France li ñuy dund daanaka même bokkuñu contexte bokkuñu ay réalité moom la ñuy dund est-ce que yombul rek ñu ne Sénégal dafay toppandoo France est-ce que Sénégal mën a nekk exception ci yeneen dëkk yi c'est-à-dire bañ li nga xamante ne moom mooy xale yi continuer seen jàng ñu bëgg comme yéen li ngeen ko bëggee ñu wax ne dañuy dem année blanche. mais soxna si nañ waxante dëgg néew ma crise bi du France ak Sénégal àdduna bépp la lëmbe virus bi moom moo am na doole moom fi mu toll nii moom nee na ñëpp marqué le pas moom loolu lu leer la même si ñun am nañ ci sunu xalaat ci vraiment ni ko monde bi di gérer mais ñun leenoo jàpp mooy France ci décision yi muy jël yëpp day inspiré wu sur la position de la France loolu mooy dëgg c'est-à-dire gën a ni mu amee ci économie nga xam ne décision yi muy jël day xool li ci intéressé France pour mu def ko loolu moom wax ngeen ko fii seen plateau yi une fois ñëpp wax nañ ko Sénégal jërëtul sax di wax parce que léegi dañ koo wax a wax ba mu sàppi nit ñi que lu ñuy joxe dañuy dem jox ko français yi ko te pourtant ñeneen ñu ko mën day ne ci dëkk bi. mais daa wax ci milliards yi marché boobu fa laay terminer marché milliards loolu accusation ba grave dafa am xam nga fonds force Covid 19 bi moom ab baayo la boo xam ne ministère bu nekk yaa ngi xool noo ci ñeme sa wàll. léegi éducation nationale comme ñoom jàpp nañ ne fonds bi ab pàccoo la léegi ñoom dañoo xool ni war nañoo mën a fexe ba mbubbal pour ñu jox leen ci seen wàll loolu moo tax photocopie bii mu annoncé moom ministre éducation ne dañuy photocopier leçon yi mais yow 3,5 millions ci xel yéen ñuy déglu rek 3,5 millions ci ndongo ak ku ci nekk am lu mat juróom-benn matière wala juróom-ñaari matière ku ci neen matière yooyu yëpp ñu war la koo photocopier yónnee la ko sa kër mu nekk ab paquet bu rëy ci 3,5 millions ko conteneur papier ba koy def ak encre ba koy def marché booba ku ko gañee sa bamba nat na la amoon ci ceeb bay ñëw léegi beneen mooy que ni télévision TNT bi mu wax mais yéen a ma gën a xam ne télévision ay caaxaan ubbiwu ko canal éducation mais c'est des coûts énormes donc fu mu koy tibbee mais ci fond force Covid 19 bi bu ko defee ñu jox ko ci wàllam et puis moi je dis que y a même un conflit d'intérêt quand ils ont fait leur lancement moom ak Racine Talla moi j'étais choqué. d'accord daam na ku ñuy jàll TNT moom ñàngul na foofu moom jublang xaju fa moom. non mais jublang mën na fa xaj parce que TNT état moo ko moom. xam nga lu ma lay xamal waa ji dañ ko koo digal xoolal gis nga xel moomu luñ ko roof la ñun xam nañ ministre bi. xam ministre moomu Talla moom sax lu ko waay wax tooñ ko xamal tax parce que lii xew nii moom du ci dara moom pion la rek bu ñuy wax loo maanaam les grandes décisions jógewul ci moom moo tax man suy wax presse damay déglu rek li mu wax pour xool li mu wax fan la jóge mais li mu wax jógewul ci moom. mais lu tax nga jàpp ne décision yi jógewul ci moom alors que moom mooy ministre bi représenté ministre de l'éducation nationale. mais jox naa la firnde léegi nee naa la moom ñetti fan avant ñuy tëj école yi moom en tant que ministre de l'éducation dañ koo laaj ne ko monsieur le ministre est-ce que école yi dañ koy tëj ndax mbas mi mu ne dama ni la fermeture des écoles n'est pas encore à l'ordre du jour. yaa may dégg France décidé ñu xëy décidé ñoom bañ koy décidé moom sax président Macky Sall la décidé dama ne la décision majeure yi nekkul ci loxo Mamadou Talla ci mbirum njàng mi. d'accord Dame li may wax ni moom moo ma ko gën a xam. def ngeen ay contre proposition wax nga ko fan yële passé ji nga doon lancé benn plateforme alors tey est-ce que am ngeen retour ci seen contre proposition yi ngeen def parce que yéen seen yeneen naataangoo jàngalekat ñoom dañu adhéré ci proposition bi nga xamante ne ni état bi def na ko. jërëjëf soxna Ndeye Diou xam nga sama mbokk yi. ak ministère bi yëpp bi ma defee sama proposition le 12 le 13 et le 14 juróom benn journaux génne sama proposition jox ma page entière ma expliquer dans les détails nuñ koy defee ak même les classes intermédiaires mooy classes yi nga xam ne ñoom ñëwaguñ defuñu examen ren déwén la ñuy def examen wala fii ak nga xam juróomi at la ñuy def examen ñoo ñëpp ku ci ne ñun ñu wax nan lañ yaakaar ne mën nañ leen koo sauver pour at mi duñ ko ñàkk loolu biñ ko defee ministère éducation nationale moo njëkk a fel suñu gémmiñ daal di commencé ñoo diaboliser daal di wax ne Dame Mbodj li muy proposé c'est pas faisable maanaam élèves yi mun ñu dellu école kon lu tax tey ñu des leen dañuy dellu ñu ni beneen bi mooy que ni même mes camarades syndicalistes comme syndicat aussi dafa mujjee Dame Mbodj xam nga comme on dit adduna moom noonu lay doxee dans le syndicalisme il y a la qualité de la représentation et la représentativité te ñun ñëpp d'accord nañ ni question bu mën a am ci njàng mi depuis plusieurs années dañ ciy wax suñu xalaat te généralement li ñuy wax lu ñu xam la parce que ñun dañoo am ay parce que man li may wax ñu ba dañu defoon Dame Mbodj ma ko ma j'ai un syndicat organisé nee naa leen bi ministre bi waxee loolu dama dajale la task force ne leen réfléchir leen ñu toog ensemble ñu ñëw toog rendre ma compte j'ai des inspecteurs à la retraite
j'ai des doyens rompus chevronnés yoo xam ne ñoo ànd ak man ci syndicat bi bu ñu toogee ñu xalaat tënk loolu laay porté man porteur de voix laaj donc li ñuy wax du ay caaxaan alors que moom ministre bi ñu ko wër c'est des laudateurs xam nga luy laudateur maanaam dañ lay tagg pour que nga bàyyi leen ci poste yu neex yi nekk donc non accusé wu ma leen loolu laay wax chaque jour c'est ça la vérité donc boo xoolee cuune gi am ci ni ñuy gérer affaire bi depuis le début moo lay won nii mais daal la ma tax bu leen arrangé wu nga ni cuune nañ non cuune mooy nga jël décision yoo xam ne xam nga jàngalekat yi ñoo ngi ñuy seetaan man li may wax su leen neexee ngeen def reportage ngeen xool contrairement ak li Mamadou Talla di wax naan Dame Mbodj li muy wax c'est pas la position majoritaire l'écrasante majorité des enseignants du Sénégal les proviseurs les chefs d'établissement les waxuma nag ñi nga xam dañoo def seen émission téléguidé ay nit ñu leen waxal mais ku wàcc ci terrain da ngay gis ne l'écrasante majorité ils disent mais Dame justement Dame foofu laa lay interpeller parce que wax nga ko ne am na ñoo xam te ne ñi ngi wàcc mbedd mi dañ leen a téléguidé takk seen i bët comme ni nga ko expliqué alors tey ba ngeen defee seen contre proposition bi encore une fois sama laaj day ñëwaat est-ce que am ngeen retour ci autorités yi mais rawatina tamit si seen yeneen naataangoo syndicalistes yi parce que tey intérêt jàng bi ak jàngale bi moo taxaw. jërëjëf retour bi nag mooy seetlu naa fan yi ka sama gars yooyu nga xam ne ñoo nekk yeneen syndicat te début bi ñu doon jéem a rayer la proposition comme ñoom ñu ëpp ci ñoom ñoo état ñoo ànd bi état bi ne d'accord na léegi ci sama proposition parce que fekk si nañ ma parce que je rappelle que man le 12 laa ko proposé le 13 mais le 28 le conseil des ministres am fekk si ma mais fekk si bi dañ ko def en partie ça dañu fekk si daan ne léegi d'accord nañ ci loolu mais dañ koy def le 2 loolu bëgg naa def jàngat bu ndaw ci kanam mais li ma bëgg wax mooy ci retour yi am mooy ministre éducation nationale bi ñu jotee proposition bi waxul baax na waxul baaxul mais nee na jot na ko te dinañ ko dugal ci réflexion bi kon nag comme tey fekk si nañ ñu jàpp naa ne jël nañ en compte ñun suñu proposition le 13 14 bi ñu ko envoyé loolu la waxoon moom ministre sama gars yi tamit ñi doon jéem a raaye position bi gis naa ne temps yi ñu ngi changé position wax ni léegi ña ngay jéem a améliorer la position mais d'accord nañ au moins ñan mooy les autres syndicats yi mi wax c'est-à-dire que les syndicats membres du G7 ñi ma ciy dégg temps yi xam nga man kuréel gi may jiite mi ngi tudd G20 am na beneen kuréel bu tudd G7 au niveau du G20 ñun amuñu problème parce que ñoo ko proposé ñun d'accord nañu proposition bu baax la ñooñu mooy ñu représentativité ñi ñooñu waaw xam nga représentatif moom daam ñooñu la ëpp doole nag waaw non loolu Hadj Mansour terrain bi moo koy wone xam nga Ousmane damay joxe rek benn exemple waaw may ma rek dañu dem élection may ma rek syndicat yi gën a ëpp représentativité G7 gagné leen fuuf ndoole ba seen sax seen plus cher. le micro à la. le micro li nga wax yëpp kenn dégg ko xaaj. ñu gagné leen a gagné ba seen sax seen pënd. donc ñun journaliste loolu la ñu gis dañoo gis ni Dame Mbodj syndicat bi mu jiite li tax yenn saa yi gouvernement bi di minimiser ay propositions mooy dañoo bariwul. kon gouvernement cuune la xam nga nee naa la sànq gouvernement bu xamul ni li intéressé nit ki mooy li muy wax ndax amal na njëriñ réew mi. tubaab dani y a la représentativité et la qualité de la représentation. gis nga non may ma rek may ma daal aussi parce que man dégg naa la nga wax leer na te dama cee kontaan sax ci loolu ñu bëri d'abord li ma la njëkk a wax mooy lu tax xam nga yéen seen grand plateau bi cuune du fi jaar lu tax ngeen invité ma parce que xam ngeen ni Dame Mbodj su ñëwee li ngeen soxla ci mu leer ci njàng meeg njàngale mi su ñëwee mu leer maintenant nit mun nga am parce que élection yooyu ngay wax man ba muy am boobu amaguma syndicat dama nekkoon ci crise ak sama syndicat mais bi mu jàllee laay doog a teg sama syndicat parce que maa ngi jot sama récépissé le 21 novembre 2017 sama récépissé sax am na ku ma sànq wax sànq ne ma Dame Mbodj nag sonal nga état bi ma ne ko lan mënuma réseaux sociaux yeeg fépp sama récépissé ma ngi fay jaar te récépissé bi joxuma ko kenn ministère de l'intérieur kese moo ko am te récépissé bi ka ca nekk du turu Dame Mbodj nee nañ mais ka ca nekk mooy Mamadou Lamine Fall mon secrétaire administratif parce que bu ñuy créé suñu récépissé ñun ñooy toog réunion ni diw ak diw yéenay déclarant responsable yi mais man bëgguma nekk ci récépissé bi donc léegi moo lay won ni Dame Mbodj lakkal na leen ba léegi fi mu toll ni tey bi may ñëw ni yàlla xam ne xoolal bi may yegsi la ma benn waay ni Dame Mbodj sa récépissé mi ngi circulé
sa récépissé syndicat mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi. kan moo am sama récépissé. ak turu Mamadou Lamine Fall. waaw Mamadou Lamine Fall mooy sama secteur administratif. kon maanaam yow nekkul moomoo syndicat. maanaam ko jiiteetoo ko récépissé non may ma leeral la dama lay leeral. récépissé très rapidement parce que on va pas faire le débat de représentativité donc très rapidement. comme dama bëgg détail récépissé. boo koy déclaré may ma rek ma ñëw. récépissé tey jii boo demoon récépissé parti socialiste. Senghor sax mën na caa bañ a nekk bu dee am ku ca nekk ci ñun xam président Senghor la mën a doon mais pourtant jiiteetu ko. waaw boo demee récépissé SAEMS mon ami Mbaye Fall lay moo ca nekk actuellement depuis 10 ans nekkatul ci système éducatif bi di jàng donc ki syndicat bi décidé ni moo ñuy représenté ci moom la ñuy dem ñu koy woote ko enquête extra moom au montant boobu bi ñu koy defal. loolu moo tax ñu tegoon Mamadou Lamine Fall pour mu defal ñu loolu. bii génn moom moo ca nekk surtout déclarant responsable moom la ca turam ne. alors léegi loolu lañ jàpp ne Dame Mbodj comme moom mooy secrétaire général Cusems authentique léegi turam moo war a nekk ci récépissé xool waxu cuune. alors Dame on va pas revenir sur ça vraiment loolu c'est un détail quoi. dinañ ñëwaat encore ci corona bi par rapport ak éducation ak réouverture bi ñu wax par rapport ak 2 juin. donc justement ci noonu Pape Makhtar sànq ba léegi xëy na dañuy delluwaat juste ci honorable député pour mu revenir encore peut-être ci situation wu marché yi parce que gis nañ ko dañoo ne dañuy xeex coronavirus ci xeex coronavirus boobu ñu jël ay mesures ay dogal ci dogal yooyu bokk ci situation marché yi ñu wax ne que amaana peut-être dañ koy ubbi pour ñetti fan ci semaine bi pour xeex lii di rassemblement ñu bëri jàpp ne honorable député que loolu peut-être mën na indi effet contraire liñ ci doon bañ rassemblement yi ñu doon bañ ak mesure peut-être yi amul ci marché yi ñetti fan yooyu indi loo xamante ne ñu ngi ko doon bañ ba tëj ko. may jaajëfal sunu jàngkat yi nga xamante ni waxtaane nañ fi yonent bi waxtaane fi Cheikh Seydi Hadji Malick Sy waxtaane fi xaadim góor gi ma tudde Modou Mbacké waxtaane fi sama turandoo maam soxnatu jaaratu laay Mariama Bousso yaayu Serigne Touba mi nga xamante ne moom rek laa yaakaar tey ba suba yaakaar Serigne Abdoulaat ma di leen sant bu baax ndax def nañ loo xamante ne dafay bokk ci luy accompagner di ameubler koor gi dafa baax ñu ciy boole léeg-léeg tagg yonent bi ndax daf ñuy sallallahu alayhi wa sallam ndax daf ñuy gën a ñaax maanaam comme li mu wax rek sànq ci waxtaanam ni seet yi bu ñuy dem dañ leen di yóbbante bul dóor bul saaga donc ñoom tamit ñun koor gi tamit dañu bëgg ku ñuy accompagner ak yonent bi parce que moom daf ñuy encourager pour ñu nekk ci loolu nga wax léegi Néné Aïcha ma dëggal ko ci benn point bi may ñëw léegi romb naa benn marché pour ne pas faire de publicité mi ngi fii ci seen ginnaaw la ma fa fekk xëcc ba ma fa fekk mesure bi moo ko waral moi je pense que amul man daal gisaguma benn effet boo xamante ne pour xeex lutter contre le Covid-19 benn effet boo xamante ni jëlagum nañ ko rek lu dul mesure de barrière yi te loolu c'est à l'international que gouvernement bi jël na ko mu war a am effet ci li ñuy def bokk na ci couvre-feu bi amul benn effet ci li ñuy def de 20h à 6h du matin ban effet la am. ndax nga sañ ko wax. ban effet la am amul benn njëriñ maanaam am na xeetu nappe gu may waaj a nappe goo xam ne mi ngi ñëw maa ngi koy waaj a def xaaral ma xëbal sénégalais yi ba xam am nañ fit wala amuñu fit. xeetu nappe boobu lan la xeetu nappe boobu lan la rek la nappe boobu lan la xam nga Sénégal danoo. ak lan la ñuy waajal. li borom dëkk bi di waajal mooy loolu ci loolu lay mesurer xeetu nappe gi pour xool sénégalais yi ndax ragal lañ wala ragaluñu. honorable nag honorable crise bu toll nii nag Macky Sall xanaa du ko jël dama bëgg a rebondir foofu rek crise bu toll nii xanaa du ci jël di ci taafantaloo couvre-feu bi pour nappe loo xamante ne yaa ngi koy xalaat ay 2024 lay doon di ko yóbbu sax nit di ci taafantalaayoo da ngaa xam ñaata maam la nit ñi rey bëgg a bañ a liggéey si fii ci Bougane Gueye Dany naan ko sama tanta de nit ñi dee sax dañ ci taafantalaayoo kon bu loolu xewee nga am loo def tey nga ni marché yi laay tëj maanaam bëgg a rabaisser l'économie du Sénégal à un tel point que l'Europe va se soucier de vous pour vous dire que excusez-moi Sénégal yoratul 100 francs nañ ko baal dette internationale. donc calcul la bu ñu la déggee. en tout cas calcul la moom la ñu teg ma ne
ñi demul fii sax xam la gestion de la crise yow ni nga ko gisee doyul sa xel. man lii yëpp ay calcul la. man laa pour yow li nga man yi ñuy teg nii pour yi ñuy teg nii seen yi ñuy basket nii man doyuma parce que dama gisul ban effet la tëj marché du lundi au vendredi war a mën a def ci gestion de la crise nit ñi du lekk du naan nun nekkunu Europe di man Europe bu may def marché je fais le marché le samedi dama koy defaat samedi ba la di ñëw fii boo defee marché samedi lan ngay jënd ñun li ñuy lekk yëpp lekk ay légumes frais la ay jën yu tooy. les week-ends les marchés sont fermés ah. donc su marché yi bu ñu leen tëjee marché yooyu bu ñu leen tëjee déjà di wax ne dañuy jaay kii par 2 jours Sénégal bi nga xamante ne amul réfrigérateur boo xam ne su nduggee dugal ko ci biir kooku lan la war a def bu leen def mu mardi mercredi fan lay nduggee rang bi ma gis fii ci marché bi ci buntu bi nga xam ne mi ngi egsi ba fii ci panneau bu publicitaire bu Bougane Gueye Dany bi loolu pour lan la nit ñi mètre defuñu par mètre de ndax bu ñu defee par mètre pont ba la jëm. defuñu sax par secondaire lay am bu ñu la déggee lamba daal la ni fekk bu ñu la déggee ñoom ñëpp taxarloo ku ne takk sa morom. bu ñu la déggee da ngay jàpp ne effet secondaire lay indi li ñu ci doon xaar duñu ko ci am maanaam respecter distanciation loolu xam nga duñ ko ci am déjà parce que nit ñi de un dinañ taxaw ci naaj bi ba ñàkk tooy xepp nga rombanteeg sa nit nga fel ko ci mbagg fekk xam nga ñun ay débardeur dañ koy faral di sol xam nga ñàkk tooy xepp fel nit kooku seetluwul ni loolu la bu fekkee da nga am symptômes yi te seetluwoo ko mu jël boppam fomp wala mu jël la xam. moo tax ñu war a respecter les mesures barrières. maanaam lii ngeen def nii am na solo mais boo génnee ci biti marché bi nekk fii nii mënuñoo def noonu parce que fii bi ëpp na leen doole ba ca kaw pont ba. d'accord donc là nekk na loo xamante ne pour man gisuma ci benn njariñ. alors honorable ban stratégie nga gis tey kon ci plan de riposte bi parce que wax nga ni tey d'accord ñu tëj yenn marché yi et cetera te gis nañ tamit Europe feebar bi mu fa duggee tamit ñoom amuñu solution noonu lañ def mais tey yow kon lan nga proposer comme solution. ñun duñu Europe rek ngay dime. justement bu nu moo booleeg mukk Europe. dinu maasal justement léegi est-ce que plan de riposte bi Europe teg yenn dëkk yi bu ci mel ne France bu ñuy ñëpp gis ni tey jii nii lu Macron def Macky Sall def ko est-ce que tey jàpp nga ni ñaari stratégie dafa war a identique. man jàpp ma ni ñaari stratégie dañoo war a identique li nga xamante ni moo am Italie sax man jàpp ma ni war naa mën a am fii parce que aussi quoi qu'on puisse dire nun tamit dañuy wax ak médecins yi di wax ak docteurs yi di wax ak scientifiques yi te xam nañ ni xam nga li Sénégal comprendre bi nga xamante ne virus bi dafa jóge Italie dafa jógee Wuhan ñëw Italie comportement bi mu amoon Wuhan amu ko Italie est-ce que yéen du ngeen def simulation bi comportement bi mu am Wuhan amu ko Italie bi mu jógee Italie comportement bi mu am Italie amu ko France bi mu jógee France comportement bi mu am France amu ko Côte d'Ivoire dëkk bu nekk dafa mel ni dëkk bu nekk ak ni virus bi di comportement ni mu fekkee waa dëkk ba noonu lay gis nga fii gars yi médecins yeeg yooyu bu leen di rëcc léegi virus bu la jàppee dalay jàpp point léegi c'est que comportement yi virus bi am moo wuute ci façon dëkk yi ni muy adapté woo ci climat bi loolu ñun wax nañ ak ay scientifique yu ñu xamal ni que ni et puis dafa nekk loo xamante ni sax c'est scientifiquement démontré. kon su ma la dégloo tey. dafa mel da nga ànd ak ñenn ñoo xamante ne tey jii ñi ngi wax ñu leen di ngaañ ku ci mel ni professeur Malick Ndiaye mën naa ko citer parce que dafa ne virus rab la tey stratégie yi warul nekk benn tey dañu war a dugg ci jàkka yi ñaan kenn ku nekk ci li nga gëm nga ñaan ko pour virus bi reculer. man d'accord naa ci man gis nga jàkka yi ñu tëj man d'accorduma ci man laa wax man buñ ko doon voté di ko voté ci assemblée nationale ba ma fekk ma fa ñu may ma droit ma toog parce que bi ñu bëggee def seen bii passé sax dañoo interdire ni que ni député yi waxuma la dara mais dañoo ut berger allemand daal ak boole kook ay gendarme ni député comme sama genre bi nga xamante ne ay brebis galeuses lañ ñu ne leen bu ñu dugg ci assemblée bi loolu xam nga muy beneen affaire boo xam ni wuute na sax ak li waroon am mais man d'accorduma ci ñu ci jàkka yi man d'accorduma ci ñu tëj jumaa yi d'accorduma ci ñu tëj église yi parce que foofu ñun man léegi-léegi bi ma jaaxlee lu ma wax dama ne ñun ci sunu sëriñ yi yan yaakaar sunu sëriñ yi nañ ñu waxal gouvernement bi ne leen suñu doom yi nga xamante ni dañ leen daan fekki être à l'étranger ñu am problème sonn di ñu dimbale suñu demee ñu teer ñu teral ñu sunu doom yooyu tey ñoo soxla kon ñun ñooñu ñu yaakaar parce que rus leen moo tax donc ñii nag dañ leen war a bàyyi ñu dugg ci jàkka yi dugg ci jumaa yi ñaan même bu fekkente ne comme dañ koy ba def ñu limité ko ni mesure barrière yi mooy jàkka ji na imam bi am farata bu toll ne na def 1 mètre 1 mètre ku nekk julli sa morom ñu dem mais mois de Ramadan
mois de Ramadan muy mois bu sell te dañ ne nag mbas nag fu mu ñëw cim réew bu weeru Ramadan ñëwee du ko fa fekk kon nañu bàyyi sax jàkka yi ñu julli mais gis naa démb acte bu ignoble di ay imam bu dugg si jàkka julli 19 personnes ñu ramassé leen dugal mais léegi lan la qu'est-ce que la xanaa daa am lu ci suufu lu ci des en tout cas alors Pape Makhtar non ci marché rek laay dellu si waat parce que moom wax na benn aspect ñu ànd seeg moom parce que tey ji boo gisee bu ñu tëjee marché yi nii par 2 jours la ubbi wala 3 jours boo moytu nit ñi dañ fay dem dajaloo rassemblement bu ñu doon bañ moo fay mujjee am mais boo xoolee cette mesure yi parce que ñaari décret la deuxième décret bi dañu jël ni dañuy fexe ba aussi réglementer li nga xamante mooy grande surface yi grande surface yi ñu ni bu ñu tëjee marché yi samedi ak dimanche grande surface dañuy ubbeeku maanaam foofu lu ñu bëgg wax sénégalais yi mooy grande surface yi nga xamante ne ñoo fi nekk mi Auchan ak exclusive ak yeneen ñu fi nekk ñooñu tey jii dañuy pousser sénégalais yi dañ leen encourager pour ñu dem fa def fa consommation à outrance et c'est ça te malheureusement boo xoolee ba feebar bi di dugg Sénégal ñoom dañuy dem defi ji ay stock dañu dem jënd ji ceeb ju bëri jënd ji diwlin ju bëri yaakaaroon ni dañuy dem ci confinement généralisé comme ni ñu ko gisee ci yenn dëkk yi ci tugal loolu amul seen stock bi das tey jii il fallait que ñoom ñu wutal leen benn plan de riposte boo xamante ne pour ñoom la grande surface yi la pour ñu mën a liquider seen marchandise ñu ni samedi ak dimanche benn marché du ubbi ci Sénégal lu dul grande surface yi samedi ak dimanche benn marché du ubbi Sénégal lu dul grande surface ñu ni samedi ak dimanche boobu la moo tax du ñu ubbi marché ñun dañ koy désinfecté ñun grande surface yi kan ngeen koy désinfecté ñu ni lundi pourquoi lundi pourquoi pas dimanche pourquoi lundi pourquoi pas dimanche pourquoi pas samedi donc gis nga dafa am yoo xamante ni aussi bu ñu toogee Sénégal et au même moment ñu ne dañuy signé ay ordonnance pour fexe ba sauvegarder ay emploi ci li nga xamante mooy entreprise mais Sénégal ñëpp xam nañu économie 80% informel moo ko téye maanaam ñu bëri ñuy liggéey tey jii nii si boutique yi nañ yaakaar ci magasin yi nañ yaakaar ñooñu nga leen 2 fois ngeen ubbi par semaine wala 3 fois ñooñu nga defeen du ñu supprimer ay emploi situation bi bu ñuy toll ñu lay naan tey jii 23% des Sénégal dinañ choisir ci benn repas boo xamante ne dañ koy passé duñ ko laal donc situation bi ñuy toll tey jii bu ñu déggee yenn mesures yi effectivement te aussi ministre commerce bi ba mu demee di def visite am yeeg yooyu ci presse bi je parle sous le contrôle de Ndeye Diébé ci biir Auchan la ko defee elle est passée tout à fait à côté si biir Auchan la ko defee et au même moment ñu jël marché yi bëgg koo def daal benn niche wu feebar bi ni marché yi daal foofu moom mooy lié à haut risque barki démb xaw ma démb nee nañ la Auchan am na ku fa am coronavirus et pourtant tëjuñu ko fii ngay wax nii exclusif bii man dama koy tudd fii bombe boo xamante ne bombe à retardement la non seulement nit ñi ñi ngi taxaw ci benn promiscuité boo xamante ne bu doy waar la respecté wuñu mesure barrières yi même yow tey jii boo bàyyee ku ne sa kalam boo ko bàyyilee 1 mètre keneen ñëw tafu la sës la parce que bu ñu ko respecté li nga wax la day dem ba ci 2 kilomètres donc dafa am yoo xamante ne bu ñu tollee ci feebar bi ak situation bi même bu nekkee dañuy jël mesure di ko copier coller mais ay na yoween nga jéem ko sax tropicaliser jéem a xool xam ni kat réalité France du réalité Sénégal France bu leen neexee ñoom ñuy def ay consommation 2 fois wala 3 fois te xoolal pourquoi samedi ak dimanche ñu war a tëj suñu marché tey Ndeye Diébé mi nga xamante ne day liggéey samedi la yaakaar ak dimanche pour dem du def ay ndugam. wax dëgg yàlla. de même que Fat Abdou ñoom ñëpp samedi ak dimanche nañ leen samedi ak dimanche lenn kese mooy ubbi mooy Auchan ak exclusif mooy hypermarché yi mooy li nga xamante ne mooy grande surface donc dafa am yoo xamante ne bu ñu ko tollee Sénégal bii ni ñu koy def. te Pape Makhtar ma yokkal la ci leneen nga avancé muy injustice bu ñu gis ci restauration bi parce que gis nañu léegi ay libre service ñoo xam ne am nañu ñu autorisé ñuy yóbbu lekk yi guddi gi ci ñenn ñi tey ñëpp xam nañu seen loxo jotu seen ginnaaw. mais man waxatuma la sax restauration parce que bu ñu la nuyee restauration sax lekk la mais ay glacier glace ñu leen di jox ay délibération yoo xamante ni ay dérogation yoo xamante ni ñoom dañuy mën a livrer ba 1h du matin man tal naa lekk glace jamono ji 2000 francs bañ na ba ñun baadoo lay glace luxe la si ñun bu ñu koy lekk dañuy taxaw di photo parce que benn yoon nañu koy lekk ci 2 mois wala 3 mois léegi yow kooku nga ñëw da nga koy jox dérogation pour muy livrer glace ba 2h du matin man sama boutique bu dëkk sama koñ bu may jaay 20h30 ñu fekk fa duma ma yóbbaale ñu yóbbu ñu police. pendant sax mois de Ramadan. pendant mois de Ramadan dafa am yoo xamante ni dafa écœurant mënuñu nekk tey situation bi ñu toll ñuy jox ay dérogation ay restauration ay restaurant yoo xamante ni ay libanais ko yokk ay français ko yokk sénégalais yi fi ne tey jii man maire bu may jaay cere kenn du ko jox dérogation pour mu may livrer sama kër ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gargot yi kenn du leen jox dérogation ñuy livrer seen kër donc situation bi ñu toll soit bu ñuy jël mesure dafay doon ay mesures yoo xamante ni yu inclusive la ñëpp lay boole tënk mais doo jël ay mesures yoo xamante ne pour benn pàcc sénégalais la te ñooñu tey jii kii lekk glace tey jii Macky Sall ak njabootam mooy toog fee di ko naan papa je veux une glace mun ko xaaral ñu wolu ñu livré la mais du man mi du sama njaboot du 2000 francs yu may jël naanam koy def ci glace donc situation bi ñu toll il faut que ñu respecter sénégalais l'heure est grave nga toog di lido l'heure est grave nga toog di lido nga tiital sénégalais jël feebar bi teg ko seen bopp kenn mënul génn kenn ñëpp di stressé nga toog di lido ñun suñu yoon newu si sa vie privée
kenn du ko reprocher mu passer du bon temps avec sa famille mais par élégance situation bi ñu toll nga gis ay parents de famille yoo xamante ni ay pères de famille yoo xamante ni tey jii dinañ toog jàkkaarloo seen njaboot du ñu am 1000 francs yu ñu leen jox heure ndogu jot ñooñu tey jii ñoo doon taxaw ci buntu jàkka ñu leen jox fonde ñu ni non loolu dootul amati. kenn dootul mayeti kenn dootul joxeeti ndogu te pourtant rassemblement bu ñuy bañ foofu mi nga am ci buntu hypermarché yi nga wax ko léegi muy dëgg jàkka yi pas moins de 30 personnes ñoo fay nekk te 5 minutes la julli lu mu yàgg te seen première mesure mooy tëj jàkka yi église yi ñi ngi waxu fexe ba ubbiwaat école yi te ba tey waxuñu waxu ubbi jàkka yi bu nekkee lu tëjoon jàkka yi moo tëj école yi la mooy ubbi école di tëj jàkka yi. alors Pape Matar foofu peut-être bu dee terminé. man daal bala ngaa wax dinaa wax dégg naa sànq ngeen ni ko l'éternel rancunier. l'éternel indigné man ba dama koy tuddee moom dafa taxaw c'est un sénégalais rek. xam nga sénégalais dafa bëri façon Pape Matar sénégalais mooy ki nga xamante ne day xam li sénégalais bi di dund mu àndandoog moom di ko dund maanaam daf koy dund moom parce que boo ko gisee da ngay jàpp ni moom il est toujours mécontent par exemple or que li muy dund lay wax mu ngi comme man ni nga ma jàppee man damaa nekk nit boo xamante ne man seetuma ni ma koy waxee mais man ni ma koy dundee noonu laa koy waxee donc félicitations Pape Matar li nga wax yépp man def naa la sama invité au lieu may nekk man invité bi. war nga ma ko wax. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama qasidatun muassasatun min hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakil وقال بهذه القصيدة تحسنت عصية يوم الجمعة حين عزمت على المسير يوم السبت معهم بعد أن حسنني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن في المسير وقال امتلاء صدر ربها كها برمتها تبركا وليغتنمها مسلم يحب التخلص مما يسوءه ولتعلم بمطلعها أنه مكاشف له بعصمته ولا تنس قول بعضهم إن ساعة الجمعة هي بعد العصر إلى غروب الشمس ونوس القصيدة حسبنا الله ونعم الوكيل حمدت من يعظمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعظمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحانه ربا حفيظا أحتمي بحسه من البلاء والنقم بي أعوذ من هوايا واللعين ومن جميع الموزيات كل حين نويت أن أدعوه مستصفعا بجاه حبه شفيع الشفعاء أحمد سيد الورى مصليا عليه ذا توسل لربيا أسأل ربي بجاهه النجاة من الرزايا وتنازع البخات لك الورى يا ربي هب لي عصمة منهم ومن كل بلد ونقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت دأبا أنسي هب لي ما أحب في الدارين وفيما عزمني من العارين وجهت وجهي إليك ربي ما وسيلتي وذاك حسبي نجي جنابي من جميع
ما يوسوس عن ذنب الأعداء ترا بنبي وأهل بدر الكرام النجبي من علي الدخول شاكنا في حسنك الحسين منهم آمنا أنت الذي تعظيم من بك قسم من كل ما يؤمه من النقم لك أموري أبدا أفوض وكل من لك التجا لا يرفض وخيتني يا بر كفرا فخني دار أهله وكل فتني أكف المشركين عني بأهل بدر واجعلنهم حسني يا بر كلي ولا تخجلني دنيا وأخرى وتجاوز عني للمصطفى بالصلاة والسلام بآله وصحبه على دوام ربي بما يسره الأذهان قد فجاه بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد صلوات الله في أبد علي في حزبه كل بكلاء أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برا جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لقد برا رحمن حبل جميع الخلق رحمة يغني عن شر من قرآن قرأ وأمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هادي الردى محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أبتل من لله قد لجأ dégg nga yërmande kese la lépp yërmande la waaw moo tax mu ko daan signé wa salaamun ala man tabaxal xudaa la paix avec celui qui suit le droit chemin waaw ku tedd kee ko wax at bi yëpp da ko doon xaaj 6 mois yëpp day julli ci moom yeneen 6 mois yëpp mu boole tagg ak roy amul woon jotu leneen salaatu sittax bi matri sittax taate xibaata maaxati saay moo ko wax ca ma waa xibu naafir ba noppi gis nga xasaayit nag boo bëggee sa àjjana leer man maa la ko wax del bëggee xasaayit yi wax na ko fu bari wajjaxal ami ma tata xanaa biyal xurul xiinu wal wildaanu fil jannati lati wuxi dal mu taxuuna nee na yàlla defal orphelin yi ak jigéenu àjjana yi ñuy wayantoo mawaaxibu waaw macha allah papa. xanaa sant rek li des waxtu yi moom daanaka bareetul xanaa di fàttali mbokku téléspectateurs yi rek ne alxames ji di ñëw incha allah ñu fas yéene waxtaanee Serigne Fallilou Mbacké Xaadimu Rasuul ak Serigne Abdou Lahad Mbacké kii di ab avion boo xam ne nii moom ci jaww ji lay naaw fu ko neex mu jaar kële di saxaar goo xam ne nii ci raay lay jaar ba ni mu ci tegee nit ñi ba tey képp kuy murit tegu ci raay bi ñaari jëm yooyu la ñuy waxtaanee incha allah alxames ji di ñëw ñuy ñaan ñëpp àndandoo ak ñun ci waxtaan woowu ni nu àndee ak ñun tey ji Cheikh Mansour Diouf
ah sama mag la. di représentant xalif général des Mourides ca Yoff. sama mag la. di kenn ci waa kër Sëñ Souhaïbou. yaayam ak sama yaay bokk ndey. waaw nee na mu ngi ànd ak ñun ci jotaay bi Ndey Sourang ak Ibrahima Sall modèle moom it nee na mu ngi suivre waxtaan wi ba ñu tàmbalee ak léegi. ministre Dame Diop itam woote na léegi nee na ba ñu tàmbalee waxtaan bi ba léegi mu ngi àndandoo ak ñun mu ngi lay sant bu baax di la ñaanal di ñaanal xale yi nga xam ne ni ñoo seq plateau bi ci seen liggéey bu rafet tubaarkàlla. waaw jërëjëf xam naa di sant sëñ Abdoul Ahad Diouf ci njàng mu neex mi ak yéene ji yal na yàlla fay ko te sàmm ko mu yàgg lool waaye di nuyu waa Touba ca kanam ndax dañu am liggéey bu ñu gàddul képp ku bëgg sëñ Touba te la ñuy liggéeyal sëriñ Touba ñépp la war nga xam ne tey ñu ngi mobiliser wu di indi ay jumtuwaay yi ñuy soxla ci wàllu nettoyage bu jëm ci Touba ñu ngi indi ay moto pompe di taxaw liggéey bi ba extérieur ñu ngi indi ay ambulance xaaruñu ci état bi dara boole seen doole ñuy def ñaar téeméer weer wu jot ñu joxe ko nga xam ne tey jii ay milliards la ñu dajale ci liggéeyal sëñ Touba. kon Touba ca kanam ñépp leen war a encourager ñaanal leen da koy bàyyi xel di participer ci liggéey bi di ñaanal jàmbaar yi ko jiite ko mel ni sëñ Habibullahi Mbàkke mu sëriñ Fallu ak ñoom sama xarit sëñ Abdoulahat Mbàkke mu sëñ Habibu ak Mandiaye Ngom ak ñi ñu àndal ñëpp ak ñoom Alaaji Ndaw ak ñoom Alaaji Ndaw ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci waa Touba ca kanam waa kay sëñ Baara mooy borom jagle yi li tax ma ni mooy borom jagle yi day doomi sëriñ Touba moom képp ci doomi sëñ Touba yu góor yëpp moom rek moo ci ganee àdduna Touba loolu jagle la te ku ne xam na Touba li muy représenté ci yoonu murit moom it ci ganee àddunaam ci la sëriñ Touba woo mag ñi ni leen gan gi ma am tey indil na leen ci yàlla mboolem lu ngeen di sàkku adday fu hëza xat ataaku minallahi bi jamii matalibikum ci sëñ Baara la ko waxe woolu sëriñ Daam Abdourahman Lo sëriñ Massamba Diop Saam ñu ngi ziyaare au passage ajaratu Ndeela Wadd ak sunu xaritu bopp nag sëriñ sunu grand Mbaye Ndiaye asek naa bari ki dem damaa woo sant bay bëgg a jooy te taalibe seex la daa bëgg lu baax mu ni ma dama kontaan ci sa waxtaan bi maa ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal di nuyu njabootam gépp ajaratu Ndeela Wadd sët la ci Massamba Diop Saam Seex Massamba Diop Saam xam ngeen ni sëñ Touba woo na ko bi sëñ Baara gane àdduna sëñ Ibrahima Sarr Njaañ borom jasaaka mu woo ko woolu ba tey maam Cheikh Ibra Fall ak mag ñu bari ni leen li ngeen doon sàkku ci seen borom di ngeen ko am ci darajay gan gi ma am sama doom ji muy sëñ Baara loolu defe naa jagle la mu ni ku nekk waxal li nga bëgg yàlla defal la ko ci darajay sama gan darajay gan gi sëñ Ibrahima Sarr Njaañ la mu waxoon mooy dama bëgg sax ci li nga bëgg yow ndax xam naa ni li nga bëgg mooy li yàlla bëgg ak yenantoom sëñ bi ni ko yàlla may na la ko daal di laaj ka ca topp sëñ Massamba Diop Sam loo bëgg mu ne ko maa ngi ñaan cër boo may defal nang ma may ak nite ma mën koo jëfandikoo sëñ bi ni ko yàlla may na la ko daal di laaj sëñ Ndaam Abdourahman loo bëgg mu ne ko yett laa bëgg sama baay bi ma jur ku mu bokkal néegu nday na mucc ci sawara mu ne ko yàlla may na la ko ci darajay gan gi mu ne ko man mi la doon liggéeyal ku ma bokkal néegu nday na mucc ci sawara mu ne ko yàlla may na la ko mu ne ko bi ko ñetteel taalibi bu la gëm yow sëñ Touba yaakaar la ci xolam bu ëllëgee bu ko yàlla naree teg benn daan ci tooñ ji mu ko tooñ nañ jël daan yooyu teg ko sama kaw ma yenul ko say taalibe te ñi la sopp ñépp mucc sëñ bi ne ko loolu ci kaw condition la yàlla wax condition bi mooy tey ji nga ko waxe 1891 bi sëñ Baara feeñee ba keroog ngay génn àdduna da ngay naafilaa kaamilu alxuraan guddi gu jot xoola kaamil bi ni mu demee mu koy def ñaari rakka nga xam ni premier rakka day def Fatiha Baqara Ali Imran Nisaa Maayda lan am Laxraaf lan Faal Tawba Hóot Yunus Yuusuf Ra'd Ibrahima Hijri Naxli Lisraa Kahfi deuxième rakka mu jël Mariama ba agsi ci minal jinnati wa naasi def na ko diiru 52 ans moom sëñ Daam Abdourahman Lo mu door ni maam Cheikh Rafal loo bëgg ci darajay gan gi maam Cheikh Rafal ni ah neel yàlla sunu borom na dogal ci man ma lay gën a bëgg loolu ci feeñu sëñ Baara la am waaye sëñ Baaraat sëñ Tuubaa ko bind wax ko ni ko lettre bii ma la jox bu ci sa bët tegee na nga am yaqiin ni du samay waxi yàlla sama borom yàlla moo yónni ndawam mu jox ko yenant bi mu jox ma ko ni naa la ko jox nee na yow sëriñ Baara képp ku la yaakaar aju ci yow
duñ ko régler adduna duñ ko régler allaaxira moom rek la ko sëñ Tuubaa wax waaye Serigne Bara mooy ki daan bind ci jaww ji mooy ki nga xam ni jàngam mënoon naa dagg ndax condition yi mu ko fekk ak peste bi waaye bokk na ci ñi raw ci xam-xam li mu taalif ci téere moo ëppale lu mu taalif njabootu sëñ Tuubaa te li gën a yéeme la mu ñaanoon yàlla yëpp may nag ko ndax dafa ñaan ci saadatul abraar nee na waj al iyaaliya que misli nam li fil kusri wal awsaafi bi xaqi nam li yàlla nag ma may sama njaboot nañu booloo ni ay xorondom nangoo liggéey te am barke seen mbiri yaatu te sell yàlla may ko doom yoo xam ni ay borom wilaaya lañ sëñ Moussa Ka bi mu koy woy dani nan tagg Ahmadou Lamine moom la ñu may siral masuun xar baax la feese ba ni guun mbaay baa ko lëm ci xarnu bi day woy te jànguloon xaraf te man da xam du ca suruf moo man arab te man wolof jommal na gaayu xarnu bi rijaal yi xam nañu dara jaam bu nee jalañ ñuy safi jaam nërëm nërëm di safi mbaam raamal ko war na xarnu bi fab na ca baay ba yéen bu diis te niroowul ak boroomu tiis kuy rooti mooy dex gu fees mën naa defar waa xarnu bi sëñ Baara moomu wéy juram tuuti la nekk ak moom soxna Aminata Lo wéy juram dem yàlla dogal wéy juru sëñ Fàllu di soxna Awa Buso la ko wax nañ ko boole ak soxna Mariama Kunta mooy rakki sëñ Fàllu mu tudde ko sëriñ ba ca ndeer naar rakkam soxna Mariama Kunta la ko sëñ Tuubaa tudde muy rakki sëñ Fàllu soxna Awa Busaa ko jur ak Seexul Xaddim soxna Mariama Kunta ak sëñ Baara bokk jamono moo tax soxna Awa Buso bi soxna Aminta Lo demee daa àggaleel nàmp sëñ Baara boole ko rakki sëriñ Fàllu ji topp ci moom soxna Mariama Kunta sëñ Baara tamit daal ni comme juróom benn weer la ma nàmpal ma bokk kook sama mbokk mi man tam dinaa ko tuddee sama mbokk mi ma xajaloon ci ween wi dinaa ko tuddee juróom benni doom sëñ Baara tudde na doom rakki sëñ Fàllu jooj juróomi doom juróom benni doom Mariama Kunta ngir juróom benn weer yooyu sëñ Baara ngi fi jóge 1936 bàyyi fi doom yu fees dell sëñ Modou Baara ko njëkk a wuutu sëñ Modou Baara mag ci sëtu sëñ Touba yi moo ganee àdduna sànnoosi ci atu 1910 ka ca topp wuutu ko bi mu toogee 10 ba 52 la génn àdduna sëñ Abdoul Aziz Baara wuutu ko toog 52 ba 90 Cheikh Sidil Muxtaar borom juróom-ñaari at yeeg juróom-ñaari weer borom juróom-ñaari sooroor yi borom juróom-ñaari milliards yi ki daan yóbbu ñëpp Màkka ki tabaxal sëñ Baara fii kër def ko Mbàkke Kajoor ki ñëpp di jooy borom wilaaya gi wuutu ko ci xilaafa gi jóge fi tey jii sëñ Moustapha doomam ju baax ju goro ji te yaatu moo jiite waa kër sëñ Baara guy mbind gépp sëñ Baara di borom jagle sëriñ Fàllu nee na bu kenn gam-gamle sa bopp ak sëñ Baara ci askan wu rafet léppam kokkeeg ndaam la bu kenn gam-gamle sa bopp ak sëñ Baara ci xam-xam dafa fees dell bu kenn gam-gamle sa bopp ak sëriñ Baara ci jubóog yàlla sëriñ Baara ragal loolu yàlla fan wi li muy gàtt-gàtt mu ba fi ay doom yu jàmbaare xoolal sëñ Abo Madiyaana kooku kenn xamul lu mu doon xoolal sëñ Mustahin xoolal sëñ Xaadim Baara caatam borom kebe mais kenn xamut lu mu doon xoolal sëñ Basiru building feeñal fi sëriñ Baara Mbakke moo baax Lamin doomi Lamin ndaw boroomi xar baax ma feeñal fi sëriñ Baara Mbakke moo baax Lamin doomi Lamin ndaw boroomi xar baax xawaarix ya mu lamboo sewal na doktoor wopp looy wopp bu tiflee nga wer ba def bu